Aliou Sow boobu ngi may bi nga may laaj noonu maa ngi koy nuyu de passage di ko remercier également bu baax a baax parce que sama ami d'enfance la moom ak yàlla def moom ak sama rak bu ma bokk ndek baay ñoom ñoo doon ànd yàlla def kooku génn àdduna te aussi depuis boobu ba léegi aussi dara yàqul seen diggante moom ak génération bi nga xamante ñu ngi doon ànd maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp de passage muy ñoom Aline Faye ñoom Assane Diallo ak ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk Aliou Sow c'est juste quelqu'un ki nga xamante ni depuis 2012 dafa ñëw ci parti bi mu jaare ko ci fekke ma ci boole bu Youssou Ndour bi muy ñëw en coalition lañ ñëwee woon mais bi ñu gagné ba pare moom dafa seey ci biir APR mais depuis 2012 ba 2020 Aliou Sow mu ngi continuer di contribuer ci parti bi ak xaalisam amu fa poste amu fa dara président joxu ko dara en fait non moom yaakaar naa ni aussi moom soxlawul ndombal tànk Aliou Sow boobu soxlawul ndombal tànk mais c'est juste que dafay rafet ñu reconnaître ko jéego yi muy def mu taxaw ci wetu monsieur le ministre bu fekkente ni am na dara lu mu war a def day yëkkati mu def bu fekkee war na jàppale yi ay militants da leen di jàppale mu koy def dans la commune de Mbao di ko def dans le département de Pikine di ko def au niveau national te loolu yëpp li mu ciy wax man dama wax yu juste soxlawul ñuy defal Aliou Sow pour muy am emploi parce que yàlla dimbali na ko mu ngi suturlu te yaakaar naa ni aussi li nga xamante ni moom mu ngi ci kanamam nee na moom lenn rek moo ko ñor il soutient le président au moment où yàlla moom la fi teg te aussi gis na liggéey bi ak ni mu mettee di gérer parti politique bëgg a gérer réew mi aussi c'est un peu difficile nañ bu fekkente ni dëgg rek la ñuy wax c'est un peu difficile mais aussi loolu bu fekkente ni am na ñu ko siy gunge ci politique bi loolu dina ko yembalal lu bëri Aliou Sow boobu nag ñu koy remercier bu baax toute la. exemple la rek ci tur yi nga xam ne déggoon nañ ko benn dafa ñu focus ci moom encore une fois loolu ñu préciser ko mais exemple la parce que da nga ne woon maanaam comprendre la question bi mais y a d'autres jeunes comme ça. d'ailleurs même dafa bëgg a lancer benn soit plateforme xaw ma lañ koy tuddee su boobaa ou bien mais am na benn initiative bu ñu jël bu nga xamante ni dafay dem dans le sens de soutenir les responsables du parti au niveau national moom nee na dafay porter wu volontaire pour accompagner ces responsables au niveau national parce que président Macky Sall même bu ñu jëlee exemple par exemple de la commune de Mbao ou bien dans le département de Pikine am na ay responsables yoo xamante ni ba léegi amuñu ay ndombal tànk c'est un peu difficile nit ñi bu fekkee ñu ngi lay topp rek dafay am leen lay yaakaaree waaw bu ñu amul lu ñu la yaakaaree c'est un peu difficile pour ñu topp la parce que aussi avant ñoo ñëw au pouvoir dañ ne leen woon bon bu ñu ñëwee au pouvoir yàlla def na nag am na leen lu ñëw ndànk-ndànk quoi qu'on dise aussi président Macky Sall démarche bi rek dal na xelu sénégalais yi mais Aliou Sow boobu mu ne na initiative boobu da koy jël mu dem dans le sens de soutenir les responsables du parti nga xamante ni amuñu ay ndombal tànk soit moom moo xam da leen di wutal fu ñu jàpp moom moo xam aussi dafa am lu mu leen di jàppale mais incha allah rabbi nee na dinañ ci lancé dans les jours à venir incha allah. ñu ñëw ci coow li nekk ci bundu teen bi à chaque fois ñaar la ñuy dégg muy Abdou Karim Sall ak monsieur le maire Abdoulaye Pouye Obama langue gi bu fàqee uti langue bële bu yàggee langue bële fàqi uti langue bii mais aussi ñu gis ñoom seen présence ci wàllu média surtout ci Facebook bi ak ci YouTube bi bëri lool. ñuy gaaruwaale di sànni xeer mais yéen parfois ñu leen di gis ay réponses yu ndaw wala parfois ngeen di daw génn da ngeen bon ragal la wala lan la wala qu'est-ce qui s'est passé entre vous. gis nga mbir dinaa la wax fii mbir lii nga ma posé nii yàlla xam na ni bëgguma ci woon tontu parce que jàpp naa ni borom caq warul xeex ak borom baatu neen waaw maa ngi ñëw. yaakaar naa ni Abdou Karim Sall il reste juste que ñu officialiser ko comme maire de la commune de Mbao 2014 lañ demoon élection ba ñu ngi en 2020 c'est rare yow fooy toog benn semaine booy toog gisoo Abdou Karim Sall wala gisoo benn élément dans la commune muy jóg di def action di jàppale population wala lu ko nuru
bu fekkente ni dañuy waxante dëgg rek tabax ay juma tabax ay école jënd ay table banc defar marché yi def na fi bu ñu doon lim fii ba suba du jeex. léegi liggéeyu maire la léegi nag moom moo ko wax mu ne na bu fekkente ni loolu mooy tax a nekk maire kon nit ñi nañ ko jàppee maire parce que dafay jàpp ni devoir am la moom daf ko war a def. devoir am non bu fekkente ni nit ñi noonu lañ ko jàppee moom bi xam nga lu tax moom mu jàppewul boppam mënul jàppee boppam maire le jour bi nga xamante ni ñàkk nañ élection yi moom moo taal otom mu dem vers la mairie mu fekk leen foofu mu félicité leen ñaanal leen yàlla taalaat otom dem ñibbi li xew si diggante bi xew na ci mais ñun li ñu wax c'est simple comme bonjour boo ñëwee di ñu song ñun juste ay résultats lañ lay woon parce que aussi li ñu jot def fii ci biir commune bi du jeex yow bu fekkee Kër Mbaye Fall nga dëkk pas mal de jeunes yoo xamante ni yaa ngi leen di gis commençant par man keneen ak keneen ñu ngi xëy ñii à l'ARTP ñii ñu ngi xëy au niveau du ministère de l'environnement et du développement durable muy sama camarade di nekk fii yëpp xam nga leen. waaw ak Galas mu ngi fi Taha mu ngi fi Ngor Sène mu ngi fi Anta Sall ñoom Moustapha Diop tant d'autres ñu ngi fi duñ jeex mais bu ñu nekkee di lim dafay mel ne c'est comme course de vitesse la course de vitesse waru ci am au moment que ñun yoruñu la gouvernance locale xëccoowuñu ak kenn juste dañuy liggéey dañ ko li ñuy def dañoo sentir ni dañ ko war a def tey au niveau de la ZAC ñoom organisé wu nañ ñu ngi liggéey au niveau de Petit Mbao organisé wu nañ ñu ngi liggéey Grand Mbao pareil Kër Mbaye Fall rive droite ñu ngi liggéey Kër Mbaye Fall rive gauche aussi ñu ngi liggéey kon donc yaakaar naa ni occupé nañ terrain bi de sorte que boo xamante ni taluñu wax guddiñ toll nii bu ñu waxee ci Facebook bi duñu tontu bu ñu waxee bu ñu demee YouTube wala ñu dem Twitter wala ñoom ñoo xam ban feneen fu ñuy dem ñun amuñu temps wax yaakaar naa dañuy liggéey bi daal moom mooy tax résultat am. en tout cas à chaque fois bu ma yéree damay seen Dior Sarr Obama parfois mu gaaruwaale wax mais daal du ma gis ngeen tontu xaw ma da ngeen ko ragal xaw ma nu demee noonu. Dior Sarr nag xam naa ni du ñàkk daf ñu fan parce que aussi mënul toog benn jour aussi mënul toog benn jour te sànniwul xeer wala mu ngi et puis mais aussi jàpp naa ni si rôle am la nekk ci rôle am la nekk on je la comprend aussi muy moom muy keneen ak keneen ak ku mu mën a doon mais daal lu si mën a xew mooy que nañu xaar élection locale yi bientôt incha allahu rabbi te su boobaa yàlla mooy àtte. da ngeen di gagné. wala du combat. xam nga comme ni ko Abdou Karim Sall di waxee qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha loolu laa gëm yàlla mooy joxe nguur ci waxtu wu ko neex moom moo koy jële aussi ci waxtu wu ko neex te am naa yaakaar ni incha allahu rabbi su boobaa aussi ñu dinañ jël ndam li si kàttan suñu borom. sénégalais bi fi nekkoon démb ak bu tey bi du ñu benn sénégalais bi fi nekk tey dafay toog di xool yore carte d'identité toog di xool kenn ku nekk ses réalisations kenn ku nekk lan la fi def heure bi bu jotee ñun duñ campagne. incha allahu rabbi. kon loolu bon ñoom dinañ ci tontu parce que xam naa ne dinañ am comme invité beneen parti bi muy waa du côté de monsieur le maire de Mbao di Abdoulaye Pouye Obama xam naa ni sax jàppoon nañ ko ba pare ndax mën naa la ko wax déjà nga posé wàlla ko benn question balaa ñuy tëj xalaatal ci question bi muy Touba Diaw moom la ñuy am comme prochain invité xam naa ni. loolu moom il faut ñu daal ko Touba Diaw bokkul ak Ablaye Pouye bokkuñu dara bokkuñu politique bokkuñu Touba Diaw am na benn parti bu mu bokk Ablaye Pouye aussi yaakaar naa ñëpp xam nañ ko aussi am na fenn fu mu féete mu yor na son mouvement. ah bon waaw mais bien sûr. kon donc Touba Diaw est très mal placé pour parler au nom du maire. ah bon waaw. bu fekkee sauf que bu fekkee day wax en tant que maire en tant que conseiller municipal d'accord mais bu fekkente ni politiquement la Touba Diaw est très mal placé pour prendre la défense du maire. kon doo ko poser question. non moo benn question bu ma koy poser xanaa di ko ñaanal rek. kon mu ngi noonu la dernière question moom lañ la réservé woon après nga daal di tëjaale muy relation Mamadou Ndiaye avec le président Macky Sall comme que membre fondateur nga à l'APR. En fait merci beaucoup encore une fois le président Macky Sall soo gisee ñu ne dañuy ànd ak moom dafa am lenn lu tax nit au-delà de li mu lay defal ci ay teraanga yëg-yëg bi moom moo ci am solo lenn li si des yëpp amul benn sens kii di yëg ni sa yaay dafa feebar
il prend son téléphone mu woo la jox la ay orientation yóbbu sa yaay faj ko mu wér nit lan la am au-delà de sa maman amul dara amul leneen président Macky Sall bu toogee bu déggee ne sax dama am benn problème maa ngi ci benn problème nii day jël téléphone il m'appelle ci presse laay wax kon donc yaakaar naa ni moom jiina ma li nga xamante ni tey war naa mën a taxaw ma liggéeyal ko su fekkee defal na ma ak mu ñàkk ma defal moom laa bokk yemale man jàpp naa ni je suis un Macky éternel je suis éternel Macky ci laay dee parce que ci président Macky Sall bi muy ñëw di kii ñun politique intéressé wu ñu mënoon et du man kese aussi excusez-moi du man kese bëri woon nañ ci jamono yooyu ay jeunes yi nga xamante mosu woon def politique mais bi ñu gisee président Macky Sall nekk di préparer pour la campagne présidentielle automatiquement dañoo jóg ñoom ñëpp ñu lancé wu ci et puis ñëpp gis nañu aussi président c'est vrai que c'est un peu difficile mais ak lu mu difficile man je serai là parce que yëg-yëg bi nga xamante ni mooy respect bi mooy cër bi nga xamante ni mu ngi ñu koy jox ñun jeunesse bi li ma la wax léegi rek nit yaayam kese la am dafa dégg sama yaay dafa feebar il a pris son téléphone mu mettre ma en contact ak le général Sène de l'hôpital principal ma koy nuyu de passage mu nekk benn kilifa macha allah soo ko gisee rek nga xam ne kii Macky la dafa taxaw mu taxawuñu bi ma jógee foofu automatiquement dafa ne ma jeune homme xaw ma lan nga xaw ma noo tudd ak foo jógee mais na nga góorgóorlu ma ne ko mu ne ma président daf ma woo wax ak man si benn ton boo xamante ni mosu koo wax ak man il a beau insister pour que sa yaay bu fekkente ni feebar bi continuer di ko sonal nañ ko évacuer ñu yóbbu ko même extérieur la première dame moom moo chargé woon lool le déplacement de ma maman dem yóbbu ko hôpital waaw ma dem Faye Sall maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko ay xéwal première dame moom ñëpp xam nañ jarul nga koy ñaanal moom bëggul ñu ñaanal ko day bëgg ñu ñaanal juste président parce que ñëpp xamee nañ ñoom ñaar kii boobu ni ñu mel mais la première dame waaw bu mu muccee borom gaal gi mucc mais première dame ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko invité waat encore une fois di ko waxaat fii bu fekkente ni mën na dégg mu comprendre situation bi nga xamante ni banlieusards yi ñu ngi koy continuer aussi di ko dund mooy que comme li mu fi bàyyi woon ñi feebaroon tëdd ci biir kër yi ñi toog bëgg luñ lekk mënuñu ko am ak yeneen bu ñu fekkente ni dem nañ ba woo presse bi di toog di wax ak ñoom nañu informer juste et vrai mbir yi comme ni mooy amee parce que aussi dañoo bëgg taxaw pour jàppale le président Macky Sall. te comme ni nga ko waxee sànq loolu fàtte nañ ci appuyer muy gestion pandémie bi di ndimbal li nga xam ni c'est l'argent du contribuable sénégalais nee nga sànq ñañ ko jox ñu war ko doxalin wi des na. Tara da nga bëgg ma wax la ko xam naa mu gën a leer. loolu nga bëgg président Macky Sall moom laay waxal su fekkente ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer gestion pandémie bi ñu yore la distribution dundu boobu te mu waroon ñëwaat ci sénégalais bu fekkente ni kenn ci ñoom daf ci lekk 15 nañ ko tëj. ñooñu ay apéristes lañ de. bu ñu nekkee nañ nekk waa Benno Bokk Yaakaar man sama yoon nekku ci quand même il mérite la prison parce que ceeb boobu ak kii boobu tollul nen nekkul dara pour ay miskin la dañoo même mesurer woon ban chef de famille moom lañ ko war a jox. man li ma jaaxal mooy gisaguma kenn benn nit ku ma xam ku ne ma jot na ceeb wala diwriñ bu jugee ci kii boobu man loolu moo ma jaaxal surtout fii ma dëkk. bon am na. fii ma dëkk fii. fii gisaguñ dara fii gisaguñ dara juste ñu ngi am ay écho que mu ngi fii wala mu ngi fee mais li ma mën a wax sénégalais yi ñu koy dégg le président Macky Sall jël na dund boobu ak ni mu tolloon mu communiquer ñëpp sénégalais yëpp dégg mu yëkkati li nga xamante ni moom la ñu wax mu confier ko ay nit. léegi nag ñu ngi koy wax moom le président Macky Sall bu fekkente ni ñooñu dañoo luubal maanaam loolu ñoom parce que tra ñun dañoo dëkk ci banlieue bi dafa am ay xale yu nga xamante ni dañoo dëkk ñoom fii ñu nekk suñu ay rakk bu ñu leen jiiñee ne maanaam dañoo sàcc benn bouteille gaz dañ la yóbbu ñu tëj leen ñu fàtte leen fa kon donc de grâce ñooñu bu fekkente ni am na benn 15 bu ñu ci sàcc dañ leen tëj ñu tëj leen ci norme yi nga xamante ni sénégalais yëpp dañuy xam ne ñii ñoom ñoo def lii sanction bi lii bii moom moo dal seen kaw. mais nan ngay tëjee ku sàcc ceeb ba pare libéré ku sàcc ay milliards ay milliards faux billets Bougazelli nañ ko wax te dee. Bougazelli waaw.
Bougazelli bon xam nga ba léegi nii waxuma diw def na wala diw def na waa léegi Bougazelli bi nga wax ni kenn liberté provisoire moom la am léegi dara leerul la gën ni ndax dina dellu wala du dellu bëgguma ci àddu bëgguma ci àddu mais aussi ba tey aussi waxuma la ni ñii dañoo sàcc ceeb bi wala sàccuñu ko man dama ne la bu fekkee dañ ko sàcc nañ leen def comme ni ñuy juger le bas peuple ni ñu leen di juger nañ leen juger noonu ñoom parce que aussi quoi que l'on dise ici dafa am ay responsable comme ni ma la ko depuis le début ñu ngi ànd ak président Macky Sall mais defaraluñ ko dara dañ koy yàqal pourquoi ñu koy yàqal dañuy bu fekkente ni président joxu leen ndombal tànk dañuy taxaw ñu yuuxu ñëpp dégg leen bu fekkee jox na leen ndombal tànk aussi li nga xamante ni war na aussi duñ ko def ba pare encore ñu delluwaat en retour contribuable sénégalais bi moom ñu koy sàccaat di ko roppi ñun mënuñu ko nangu comme ni ma la ko waxee avant ñun ñuy nekk ay apéristes ay sénégalais lañ d'abord tey aussi il faut que ñëpp nañu xamee noonu ay maquis éternel lañ dañuy communiquer ni jusqu'au président moo am information yi nga xamante ni mooy juste et vrai encore une fois maa ngi invité waat la première dame mu wàccaat ci banlieue bi na wàcc na ñëw surtout à Mbao na ñëw soxla nañ ko comme ni mu ko doon defee toujours di jël maladie di leen yóbbu hôpital di leen ñëw di may dund di leen tabax seen i kër jox leen ay matelas et consort moom benn soulagement la c'est la maman de la nation franchement ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax prise en charge bi nga defaloon sama yaay maa ngi lay remercier bu baax di la remercier yow Tra di remercier mboolem ñi nga xamante ni aussi assisté nañu émission bi Mamadou Diop si caméra bi ak As moom day taxawal di dem di ñëw rek maa ngi nuyu bu baax aussi waa APR bu Mbao yëpp cat ba cat et surtout la jeunesse dañoo nekk ay jeunes yu dynamique jeunes yu am fulla am fayda nee nañ taalibe bu nekk li mu jàng rek lay tari kenn ku nekk si ñoom gis nañ leen dans leur secteur ñu ngi cotiser ñu am ay moyens ñu koy jënd ko soit ay gel jënd ay eau de javel defar ay masques jox ko les populations yi nga xamante ni aussi dañ ko soxla c'est vrai que kenn ku nekk mën naa jëndal boppam masque mais aussi population yi nañu xam ne ñooñu dëkkal noonu te ñu nekk ay jeunes ñooñu ñu ngi def li ñu mën ak li ñu mënul pour ñu leen di satisfaire lu mot a bàyyi xel la di ñaanal également sunu mbokk yi nga xamante ni dañoo nekk extérieur di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm di ñaan également pandémie bi yàlla jëlee ko fi ba nga xamante ni Sénégal yëpp dinañ delluwaat ci li nga xamante ni di nuyu makiste yëpp di leen nuyu ñoom ñëpp di invité waat encore une fois sama camarade Moussa Sow na ñëw dans le département de Pikine pour que mu jël le dossier de la jeunesse mu nga am en mai moom mu dem jëbal ko le président Macky Sall. incha allah di gërëm di sant di joxewaat dig daje ci seen bii émission di angle politique semaine bii di ñëw wala ba ci topp ak beneen invité xamuñu Touba Diaw lay doon wala ku mu mën a doon comme que sa waay nee na il n'est pas légitime pour parler au nom du maire Abdoulaye Pouye Obama on verra bien macha allah nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine incha allah seen émission angle politique.